ñu ngi liggéey daan suñu doole liggéey suñu machine di liggéey ñu bëgg ñoo taxaw naan duñu liggéey loolu mënul nekk dañu bàyyi ñu toog. waaw ñun léegi rek ñu métti nañ ñu bàyyi ñu liggéey waaju loolu la agressé wuñu sàcc ñu nañ ñu bàyyi ñu liggéey. bañ mënuñ boo liggéeyee ñee doo liggéey boo sàccee boo jaayee maa ñu jàpp la boo ëmbalee ñu jàpp la léegi ngay liggéey ñu bëgg laa tere liggéey la leen bëgg léegi dañ bàyyi ñu liggéey ñun dafa ñu dara xëy ñu sàcc ñu lii lañ am lii ñun lii lañ am joxuñu liggéey joxuñu naan nañ ñu bàyyi ñu suurloo fii am na ñoo xam ne dañuy liggéey pour jox seen waajur mais du dara moo tax ñuy def loolu sàccuñu mandiwuñ xëy ñu xamuñ sax liy tux ñun lii lañ xam bañ ko teree ñun lan la ñuy def dañuy wër di taxawaalu dañ bàyyi ñu liggéey ndax nda amul sol dëkk bi dafa jeex ba pare nañ may ñu liggéey te bàyyi li ñuy amul benn sens lu waral xeex bi maanaam ñun dañoo bëgg a xeex ñun ceg-ceg yi te duñ ko nangu
dañuy bañ dañuy liggéey on est des jeunes ay xale yu ndaw la dañuy liggéey yor ay jabar yor ay doom dañoo war a liggéey ñu bàyyi ñu liggéey sàcc ñu tëriande wuñu comprendre nga agressé wuñu nañ ñu bàyyi ñu liggéey ngir yàlla comprendre nga Sénégal dafa métti booy débrouiller pour liggéey pour sa bopp ñu di la téye loolu moo dul jox nañ ñu bàyyi ñu liggéey loolu waral te aussi lii dañoo xëy dégg xew a dëgëre ba ñu naqari ñu ne léegi moto jagat ci dañu fi bëgg a jëlee loolu neexul ñi nañu bàyyi ñuy liggéey ay sénégalais lañ ñun tuxuñ sàccuñ defuñ lu bon dañuy ay góor yàlla lañ dañu nangoo liggéey léegi nag dëgëre bi ki ka appliqué nañu bàyyi ñu liggéey ñu ay doomu Sénégal lañ. waaw ñun ay doomu réew mi lan ay citoyen lañ mënuñu sàcc mënuñu def leneen dañuy liggéey ñun dañaa sonn comprendre nga Macky Sall jàppale wu ñu reste 300 000 baal reste 400 000 la ñu am jënd suñu moto di liggéey te dimbali suñu yaay suñu papa ak suñu njaboot mënuñu sàcc mënuñu def leneen dañuy liggéey fawunu dañuy liggéey tous. terre bi moo yor amul benn client Macky Sall bëgg ñoo sonal Macky dañoo bëgg a sonal dañuy liggéey ñëpp dañuy liggéey ñun ñëpp dañuy liggéey borom moto maa dañuy bàyyi ñëpp liggéey terre bi dañ yor amul benn bu baax a baax tribunal la Ahmadou Bamba Diawara lan mooy problème bi. problème bi du lenn ñun ay doomu sénégalais lañ te si réew mi bi la ñu bokk koo fi gis ay jeunes lañ te amaana képp koo fi gis rek dox na même benn pas wala 2 pas jógee réewam dem benn réew li la fi dal yow yaa ko xam ba tax nga ñibbisi boo fi ñëwee tamit du sàcc moo la may li nga yor ni di ko liggéey du sàcc moo la ko may sa ñàkk nga wuti ba am ko ñun ci cag-cag bi lañ teralee suñu bopp teral suñu waajur da ngay gis ñoo xam ne noonu dañuy liggéey di ko yóbbu village ak village di leen dundalee seen waajur sàccuñu fenuñu jaluñu alal jàmbur est-ce que yaa may dégg tey infection yi bëri nekk si kaw tali bi ñun cag-cag yi ñoo tax policier di am wala Croix-Rouge di xam wala sapeur di xam ñun ñoo tax kon am na loo xam ne noonu tey ñun war nañu mun a bàyyi loolu sax ñu nekk deuxième partie mooy maanaam ñun dañoo doon nit ñi yoo xam ne noonu suñu ñàkk la ñu wër képp ku ñu yóbbu dañu lay yóbbu ba sa biir kër nga fay ñu dugal ko suñu poos yóbbuñu ko fenn suñu waajur lañ koy jox ñun xanaa duñu ay sénégalais man mii di wax ak yow cag-cag laa commencé benn moto laa commencé dama fekk ay jeunes yu toog defuñu dara ma jënd 6 moto jox leen te jeunes yooyu ñaa ngi fii benn bàyyi ni keneen bàyyi ni keneen bàyyi bravo. bari naa fi ay morom ñoo xam ne noonu tey dañoo jënd seen xalaas te moto yi ngay gis ni 500000 lay jar et sàcc dina jënd 500000 di ko jënd moto di ko liggéey loolu du investissement mais ñun lu tax ñun bu ñu jëlee suñu alal dina ko benn affaire boo xam ne pour bu ko liggéey ñu bëgg ñu xatal xanaa ñun ñu nekk tali bi ak ñun bokkuñu taximan yi ak chauffeur kalandoo yi ak yeneen yi ñun bokkuñu ak ñooñu ñoom dañuy liggéey ñun dañuy ñaan président ngir yàlla ak yeneen ay doomu sénégalais lañu nañu bàyyi ñu liggéey te yàlla tax amuñu leneen lu ñu def bu dul liggéey bii la ñu am man jeunes yi ma fekk ñuy toog ñi defuñu dara tey ma jënd lañu bopp moto ñuy liggéey tey ñoom dañuy liggéey ba jënd ñeneen liggéey te ba mu koy commencé benn moto laa ko commencé woon tey yàlla suñu borom jàppale na ba mu am 6 moto ba 7 moto di ko jox ay nit ñuy liggéey kon loolu sant yàlla la. loolu rek emploi te bari naa ay morom tey ku mel ni man ku ma jàppale keneen toogaay bi dina jeex Sénégal ndax ndaw yi ñu liggéeyuñu fii boo xoolee fii ay jeunes rek ñoo fi nekk ay jeunes à l'âge de 30 ans à l'âge de 25 ans ñëpp ñoo fi nekk léegi nga bëgg leen éliminer si loo xam ne noonu lu ñàkk fayda lan na amuñu papier wala war ñu yeb Dakar mooy lan damal Burkina Faso damal Mali seen capitale dañuy def cag-cag ñun ñoo leen gën nañu waxante dëgg léegi la mooy Sénégal la mooy problème dañuy ñaan président Macky Sall nañu may mu bàyyi ñu liggéey. mais est-ce que jotul tam ñu organiser leen utal leen ay kayit yoo xam ne kayit yu légal la kenn ku ne ñu xam papier bii mooy légal moom nga war a yor. mais ñun boo ñu ko defee ñun lu ñu daj si tali bi sax moo dina yomb sax ñun bu ñu defalee tay papier sax ñu sant yàlla ñun bu ñu defalee woon papier 3000 wala 12000 francs ñu fay ko barki Seydina Mohamed tudduñu policier
tudduñu ASP tudduñu gendarme mais dañoo ne ñun lu ñu daj si tali bi ñun ñoo ko xam ak yàlla mais dañu ko jaral parce que suñu liggéey dañuy ñàkk mais bu ñu defaree papier ñu ne papier bii jóobu leen ko chaque weer ngeen ñëw fay ko dañ koy sant yàlla parce que da nga xam ne ñun léegi suñu jaan wàcc na loolu mooy problème bi ñun problème bii rek la ñu am amuñu beneen problème bu dul lii bii rek la ñu am boo xam ne dañ ko mën a expliquer pour Sénégal ay déglu xeexuñu xuloowuñu sàccuñu agressé wuñu taaluñu pënu taaluñu dara mais dañu wuti wàllu bi mooy président de la République mooy tout le président du Sénégal dañ koy ñaan mu jàppale ñun ndaw mu bàyyi ñu liggéey si ay conditions sàccuñu est-ce que Jakarta mënul sàcc amul benn cag-cag bu ngeen fekk si kaw tali bi ñu ne moo accidenté ba dee amul ba cag-cag gi commencé Dakar ba tey amul parce que xam nañu li ñuy dawalee xam nañu fu ñuy jëm xam ne lan moo leen tax a jóg sécurité moo tax la ñuy jóg te fi ku fi taxaw sécurité moo tax lay jóg waaye ñun sàccuñu nga la waaye yàlla na ma ki sala nañu bàyyi ak ministre bi nañu bàyyi nañu liggéey te yàlla tax loolu laa am lu ma lay wax te lépp lu ma la wax ni ñii li nekk seen biir xol moo jën a ëpp li ma la wax kenn ku ne lu muy dund su ko waxee fii billaahi wallaahi taala sénégalais dañuy jóg bàyyi ñu liggéey ndax ay dangu lañu. Chérif Assane. Chérif Assane da ngaa bokk ci chauffeur yi. waaw ci chauffeur yi la bokk yor naa aussi ay moto comme ni ko sama collègue bi waxee sëñ bi lii c'est une société nous avons une société formidable mais aussi nous avons une jeunesse formidable très extraordinaire aussi la jeunesse que vous voyez ici sont des responsables ay responsables lañ yoo xam ne ni seen kër dañ faa yor ay parents di leen dundal yor ay jabar yor ay doom yor ay jabar yor ay doom kii wax na la léegi 6 moto man mii maa ngi ak ay moto yoo xam ne ay nit laa fekk ñu doon chômer di bu ñu añee duñ reer bu ñu reeree duñ dekk ñu jox leen et pourtant même en même temps on a des licenciés ici on a des bacheliers ici wax naa ko léegi fii ñi nga gis ni ay borom yi diplôme ñoo fi nekk réew mi da amul liggéey mais wutaluñ ñu liggéey ñun dem nañ créer suñu inspiré wul dara ñëw indi ko 400000 benn Jakarta pour l'instant boo ko doon jënd da ngay joxe 420000 plus les papiers 70 000 francs carte grise assurance door a ñëw boo bëggee jënd assurance 6 mois ça coûte combien monsieur ça c'est une fortune loolu alal la mais on a investi ce qu'on a investi vous pouvez éliminer ça dans 48 heures ou bien 24 heures ministre bi génn na alors on a interdit ça mais si vous passez dans les autres pays vous voyez les Jakarta l'embouteillage qu'on a ici au Dakar da ngeen a jàpp ne oto yi ñoo ko mën a gérer mais si nous n'avons pas des motos les gens doivent dormir sur les rues nit ñi ci mbedd yi la ñuy nelaw bu ñu amutoon moto y a des gens yoo xam ni 7 heures du matin la ñuy xëy duñ gis taxi kan la ñuy gis borom moto bi yow boo nekkee sa bureau war a liggéey am loo bàyyi sa kër très rapidement lan moo la koy jëlee du cag-cag ah alors li ma lay wax ni demal nga laaj di DHL ñoom ñoo la gën a xam ne cag-cag yi ñoo ëpp njariñ ci réew mi kon fan lañ teg ñu ne dañuy xëy rek éliminer borom moto yi. mais est-ce que jotul yéen ngeen organisé wu ba xam actuellement seen organisé wu ban xam ne actuellement ñii ñooy def cag-cag. monsieur je vous dis quelque chose gis nga ñun ñii di cag ñun ñi gars yi di cag-cag ñun ñi ñëpp laa de nous tous nous ne sommes pas des voleurs ni des agresseurs nous voulons éviter l'agression ici au Sénégal loolu moo tax ñu dem inspiré wu jënd 400 et quelques mille benn moto defar carte gi 70 000 plus l'assurance et nos permis de conduite moo gën a jafe ici au Sénégal on a des permis de conduite on a carte grise et on a l'assurance benn affaire rek la ñu mën a condamner xam nga muy lan dañoo war a def li ñu defal les autres régions comme Kaolack Thiès Mbour et les autres régions qui se restent dañ leen a proposer benn papier boobu chaque fin de mois demal Thiès benn ASP wala benn policier buy arrêté ab cag-cag amatul Thiès man maa ngi ak ay cag-cag Thiès kenn kuñ ci arrêté amul mais chaque fin du mois dañuy am na ñuy fay juuti la ñuy fay pourquoi mënuñu koo proposer bu ko defee yow kii cag-cag da ngay xam ne ki yor ticket boobu da ngay xam ne kii dee cag-cag simplement kii ko yorul nga xam ne kii bon vous pouvez faire vos recherches l'expérience fait la différence quand même. ba ngeen ñu utal leen ñu proposé leen kayit boobu pour ngeen am ko. Merci beaucoup monsieur nous demandons le président Macky Sall moi je suis un apériste tey bu ma taxawee fii di kaas samay droit métti na ma moi j'ai voté Macky Sall premier tour et j'ai voté Macky Sall deuxième tour encore comment kon est-ce que dama bañ Macky Sall nous tous est-ce que dañoo bañ Macky Sall non c'est notre président comment tu n'aimes pas ton père est-ce que nit dana bañ baayam Macky Sall c'est le père des Sénégalais pour l'instant parce que c'est le président de la République. Alors, comment j'ai voté Macky Sall premier tour et deuxième tour et aujourd'hui je suis là pour manifester. Je ne l'aime pas ou bien? Non, je l'aime.
Mais la loi qu'on a sortie hier, c'est vraiment tellement pénible sur nous. lan ngeen jàpp ni moo indi seen problème ak parce que ñu bari dañoo jàpp ni taximan aussi dañ ci jouer part ci yéen. Il y a la jalousie. Si je dis la vérité, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Moi, si je conduis bon, su may conduire damay dund jalousie boobu ci kaw tali bi. Mais nag arisquma indallah. Arisquma indallah. Wërsëg ci loxob yàlla la nekk. Laysa li yadayil insaan nekkul ci loxob doomu aadama. Nañ gëm. Mais avant lii lan moo amoon charrette moo fi amoon borom charrette yi borom taxi yi ñëw éliminer leen mais teewul ñu ngi dund feneen picc mi xëy yorut loxo yorut ay tànk yu muy dem di liggéey jee teewul bu xëyee yàlla dina ko wërsëgal lu muy lekk nañ gëm yàlla te xam ne wërsëg ci loxo bi yàlla ne. waay gars yi waaw sama mbokk TV daal laay woy mbokk sénégalais yi yëpp waaw gars yi moom luñ bëgg a def nii moo durul yoon est-ce que comprendre na fii jeunesse bi xoolal lii yëpp ay jeunesse la yoo xam ne dañuy liggéey defuñu dara sàccuñu defuñu dara lu ñaaw dañ leen war a bàyyi ñu liggéey quoi waaw gars yi ñooy def seen investissement di jël seen million di ko dugal ci ay machine di ko jox booy ñuy liggéey kon war nañ bàyyi gars yi tam liggéey tamit ci yoon quoi maa ngi daal ñaan président bi daal na bàyyi tamit booy yi ñu liggéey na bàyyi booy yi ñu liggéey waaw mooy loolu